remuer le couteau dans la plaie mais toll nañu ci guddi yoo xam ne dund nañu lu regrettable ndax yàq nañ fi ay alalu jàmbur ay nit ñoo xamante ne vraiment alal la boo xam ne ñu ngi ko jotee ci liggéey bu yàgg-yàgg ci dur labeur alal boobu bu ñu yàqal leen ko mu nekk loo xam ne véritablement lu regrettable la lu metti la et que kenn rafetluwu ko di ñaan yàlla mu yem fi xam nga def faire une lecture de la situation bi nga xam ne dund nañ ko actuellement dafay difficile trop dégg naa bu baax li nga xamante ne moom la Macron wax mais amul lien ak li nga xam ne moom moo xew fii ci man ci sama gis-gis xëy na yow perception bi nga am wute nag ba nga xam ne perception boobu laa am ci li mu wax waaye ñun ñëpp ñoo ko déggandoo ay kàddu jub nañu jëmale ko ci partenariat boobu nga xam ne ñun am nañ ko ak France et que il faut aussi préciser que ne c'est vrai que ay Français ñu ngi fii am seeni intérêt fii mais ay Sénégalais ñu ngi un peu partout dans le monde am fa seeni intérêt aussi te ñooñu dañ leen a war a protéger. loolu seen xalaat la Pape Ousmane loolu seen xalaat la man gisuma fu impunité am fii et que mënuma wax également au-delà de li nga xam ne moom la sama kilifa wax mooy que ne dinañu renforcer état de droit bi am na mais dinañ ko renforcer lépp luy état de droit ak démocratie dinañu fexe ba justice continuer di def liggéeyam en toute indépendance te insister na ci donc nekk na loo xam ne véritablement man ci loolu laa mën a tënku ci loolu laa mën a tënku et que réew dafay toll foo xam ne képp kuy acteur képp kuy intellectuel da nga war a taxaw pour sàmm li nga xam ne moom mooy stabilité réew moomu tey jii Sénégal nekk na un îlot de paix dans un océan tumultueux tout autour du Sénégal mi ngi am ay tàkk-tàkk un peu partout parce que nee naa la dossier bi dafa nekk en justice ku xam président Macky Sall xam ni muy liggéeyee xam ne amul jotu complot te ku dégg discours am xam ne wax dëgg yàlla mi ngi woon ci yeneen yi nga xam ne moo gën a amal njëriñ mais il était au courant moom moo gën a soxal. il était au courant moo gën a soxal population yi li ñu ko bi ñu koy yëgal yëf yi naqarlu na ko ñi ko jege wax te fekkee fi ñu ko koy yëgalee wax nañ ko ñépp dégg ko naqarlu na ko yéenewu ko benn doomu Sénégal président Macky Sall du président benn groupe président wu Sénégal. léegi yaa ma tari yow xam nga maa ngi yow yem. yaa ma tari dinañ xuus léegi dinañ ñëw ba léegi maa ngi yow yem ci xoslu bi. maa ngi jeunes yeeg toogandoo ci mbedd mi. daan ataay dama la bëgg a wax ne que dama la bëgg a wax ne que dama la bëgg a wax ne que dégg nañu message bi suñu président de la République dégg nañu lu mu ci wax et que ku xam-xam ne lu dul jàmm ko gën. d'accord lu dul jàmm yéen a koy voilà foofu lañ ci yem gisuñu ana waa APR ñëpp a waaf gisuñu kenn président Macky Sall moo des ci combat bi moom dong ana ngeen kon ñen ñoo koy accompagner loolu moom laa lay wax attirer attention rek di sensibiliser ñëpp ci ñi nga xam ne ay porteurs de voix lañu dañuy communiquer que véritablement ñu delluwaat ci suñuy valeurs ancestrales ñun dafa am lu ñu jàngal dafa am lu ñu xam mooy kaddu yu rafet mooy jàmm man bi may nekk xale je me souviens très bien j'étais très attirée véritablement par les questions politiques dama daan suivre lu bari et que bëri na ci ay opposants yoo xam ne dañ daan toog ci débattre bay waaj a xeex mais bu ñu génnee ñooy ànd dem reeri donc mu nekk loo xam ne gis naa sama frère Pape Malick Ndour mu def ci lu mel noonu donc ña nga xam ne dañuy seetaan war nañ ci bàyyi xel mais ñoom ñuy toog ci plateau yi bay def yenn débat yi également war nañu bàyyi xel ni que xale yi ñu ngi leen di xool xale yi ñu ngi leen di seetaan te dañuy jàngee ci ñoom te yooyu ñuy def xëy na mën nañ ko xeeb mais dafay am un impact et que xale yi dañuy subir des violences à travers les images yi ñu leen di won à la télé à travers les réseaux sociaux parce que ñu ngi ci xale boo gis tey li koy épanouir mooy mu yor téléphone portable mais ci téléphone portable yooyu connexion bi fépp la am lu nee ngi ci et que xale yi dañ ciy subir violence donc violence bi ñuy dund du ay violence physique rek du ay violence verbale yoo xam ne dañ leen koy teg mais ay violence la yoo xam ne xëy na ñu ngi koy subir à travers les nouvelles technologies de communication mu nekk loo xam ne waajur yi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mais acteurs yi parce que kuy defar du yàq
xëy na peut-être nee nañu mi ngi laal xale yi mais ñu ngi leen di sensibiliser te am na ay dispositifs yoo xam ne jël nañ ko ci établissement yi muy dispositif lavage des mains yi ak distanciation bi aussi ñu ngi ci bàyyi xel. Donc personnel yi nga xam ne ñu ngi ci biir établissement yi également ñu ngi leen di imposer port de masque bi. Donc nekk na loo xam ne véritablement ku nekk daal war nga ci dugal sa loxo. ndax nekk na loo xam ne daal lu bett la lu rëy la. lu metti la yóbbul ñu fi ay kàngam. ay nit yoo xamante ne ci grossesse précoce les viols. yi nga xam ne day restreindre li nga xam ne épanouissement wu xale bu jigéen bi ba mu mën a sori ci njàngam. Donc loolu yëpp jigéenu Sénégal liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib et que tey jii xeex nañ lu bare pour que ñu mën a occuper les postes de responsabilité ñu ngi leen ci accompagner et saa yu réew mi véritablement demee ba sentir que ne jigéen war na mën a jiite bu boobaa dinañ ci mën a yegg ñi nga xam ne moom le président Macky Sall kii mun na bàyyee ko fu nekk Sénégal ñun ñëpp benn lañ ñoo bokk ndey ñoo bokk baay donc mun na bàyyee ko fu ne jigéen ñi ak lu mu metti ak yu xeex yi xeexu politique metti on se retrouve toujours fenn ñun ñëpp quel que soit fi nga bokk ñu teg lépp si de côté jiital li nga xamante ne moom mooy njëriñu jigéen. D'accord, merci beaucoup.